asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Sénégal man professeur George maa ñëwoon am waxtaan bu mu bëggoon baaxee askan wi ci lu jëm ci affaire parrainage bi ay élection présidentielle yu 2019 yi yàlla dogal na nag sama candidature validé nañ ko au niveau ministère parce que tout simplement dama yabaloon sama représentant mu dem fekkee réunion bi amoon le 27 ñu jox leen information yi yëpp man nag dama am njàqare juste après parce que dama gis ay sénégalais yoo xam ne ñoo nga fa woon ci suba ga rek ñu yore seen liste commencé uti ay signature ma jaaxle nag parce que jàpp naa ne nit ki doo ñëw rek jàkkaarloog moom ne ko signal ma wala jël carte d'identité remplir da nga ko war a wan programme mu gis ci boppam soog lay signé te tamit li ci am solo mooy ne ñu jàpp que ne képp kuy signé benn nit rek nga mën a parrainer parce que article L88 day wax que ne benn nit soo parrainé ñaari nit mën nañ la topp sax ba nga am ba tëj la ci kaso moo tax ku ci nekk na nga téye seen carte yi bañ a yàkkamte bañ a par mooy lal nit ñi ñëw rek fëkk leen jël seen i carte remplir ko ba pare fekk yow nga toog ba jëmmi jamono nit ñëw wax la programme boo xam ne moo la gën a dal sa xel nga bëgg kooku su demee ba jëmmi jamono am ay jafe-jafe pour matal carte kii yi nga xam ne moom moo soxla te pourtant am na programme boo xam ne gis nga ci sa bopp moo tax ñooñu ñëpp dañuy sàkku ci yéen ngeen téye seen carte yi di déglu askan wi ñi nga xam ne ñoo bëgg nekk président ñu defal leen ay proposition soo ci gisee sa bopp nga signé leen loolu nag jur ko ne man yàlla dafa dogal ne Sénégal laa nekk fa laa juddoo fa laa yaroo màgg fa màggee juddoo Sicap Liberté 3 màggee Pikine yaroo Pikine def sama lépp Pikine jàngee Limamoulaye ak yi école primaire yëpp ma def ko Pikine yàlla dogal nag ñu dem ba jëmmi jamono as tuut yàlla baax ñu ko ci xam-xam ñu xalaat que ne war nañ mën a ñëw jël lenge yi nga xam ne moo nekk Sénégal pour jële Sénégal ci li mu nekk yóbbu ko ci li nga xam ne mooy ci tubaab yi di dund ba tax ba suñu doom yeeg suñu rakk yi ak suñuy mag yi sax ak góor ñeeg jigéen yi di jël ay gaal naan ñu ngi ñëw ci dëkk pays européens yi ñi nga xam ne ñoom amuñu dara lu dul ressources humaines amuñu benn ressource naturelle mais li ñeente na ni lan lañu seen pexe ba seen dëkk di développé ñun suñu dëkk di dellu gannaaw te am nañu ñaar yëpp ressources humaines am nañ ko peut-être bi ñu am indépendance amuñu ci woon lu doy mais léegi am nañu lu doy ci ressources humaines de qualité pour def lépp gérer lépp lu nekk Sénégal lépp luy direction ay sénégalais yor ko en chair et en os yoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne dañoo xarañ jàng nañu fi gars yi jàngee diplôme yi tubaab yi am moom la ñu am wala yu ko gën parce que tamit dañuy ñëw fekk si leen ci seen biir dëkk ci seen biir terrain dafa am ay responsabilités yoo xam ne ñenn tubaab yi sax difficilement lañ koy am loolu jur ka nag man ma jàpp ka ne comme man ci ñi nga xam ne ñoo demoon fekkee réunion ba keroog information yi ma jotagum xamaguma ci koo xam ne ci diaspora bi la nekk c'est un candidat de la diaspora te man candidat de la diaspora dama doon wax que ne su ma demoon ba xam ne am na ay candidat de la diaspora ñu gisante suñu biir def ay primaire pour diaspora bi primaire mooy lal ma préparé sama programme moom wala ñoom ñu préparé seen programme ku raw gàddu ki nga xam ne moo programme moo gën a pertinent ñeneen ñi ñëw fekk si la ñu am benn candidat diaspora bi rek cote donc kooku suñu defee ba ñun sénégalais yi ñu éviter li nga xam ne moo dal sénégalais yi nekk biir Sénégal 300 partis ñoo nekk biir Sénégal benn sénégalais ni cundung jóge fële rek jóge ci diaspora bi mais xam li xew Sénégal mieux que ñi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal parce que information am na ñoo xam ne dañu nekk Sénégal li ma leen jox ci information ñoom nekk biir Sénégal amuñu ko loolu jur que ne comme dama jàpp que ne su fekkee ne fexe nañu ba diaspora bi def li ma tuddee vote utile mooy la képp kuy sénégalais te nekk ci diaspora li nga am ci jafe-jafe man maa ko gën a xam képp kuy candidat ci présidentielle 2019 comme foofu nag egg nañ ci dañuy vote am na foo xam ne fa nga nekk yow mii nga xam ne yow diaspora bi nga nekk am na parti boo gëm am na mouvement boo gëm am na ñooy jàppale am na ñooy kii mais suñu demee ba nga xam ne man wax naa programme sama programme loo xam ne dama koy jox diaspora bi mu ëpp solo fuuf li nga xam ne moom la yeneen candidat wala sa li nga xam ne moom nga gëm proposé pour diaspora bi vote utile mooy nga voté le candidat de la diaspora ce qui fait que du ñu dem de manière dispersée imaginez-vous ñun waa diaspora bi nous faisons 3 500 000 ñooñu ñëpp ñu fexe ba ñu focaliser wu ci benn nit jox ko doole mais kooku mooy ëpp doole ñi nekk nguur gi sax Sénégal parce que tamit dañuy dem ak li nga base bi nga xam ne moom la ñu am biir Sénégal muy Lal muy Pikine muy Guédiawaye muy Touba yooyu yëpp ak Saint-Louis ak Matam
ak Ziguinchor fopp am nañ fa ay mbooloo yoo xam ne ñu ñuy déglu di xaar ñu ñëw pour affaire parrainage bi et cetera mais loolu suñ ko amee ba pare am diaspora bi tout de suite dama naan diaspora bi moo ma fal ak schéma bi nga xam ne moom laa dessiné woon te dinañ ko jàllalewaat ci stratégie bi nga xam ne moom la ñuy waa diaspora bi di def ay 10 2 loolu après di film bi di ngeen ko comprendre alors 2 Sénégalais de la yu nekk biir Sénégal mais 10 yooyu soo ko déggoon en la plupart ay Sénégalais yu nekk ci diaspora bi la ñu compté woon sur 500000 ñu doon am 512000 li jur noonu nag mooy ne man li may wax diaspora bi mooy nii xam naa jafe-jafe yi ngeen jànkuwanteel parce que ñi ci ëpp ci ñun dañuy ñëw fii lañ leen formé suñ la formé fii nga commencé insérer ci tissu économique bi ak industriel di liggéey di am koom di jàppale sa njaboot di am looy dundalee sa njaboot fii ak looy dundalee sa ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mais ay jafe-jafe am na ñaata yoon ngay dégg ay sénégalais yu wàññeeku bitim réew fetal lañu diw jam nañu diw paaka loolu yëpp am fii tax ba li may proposer comme solution day tax ba sénégalais yi li ma leen di ñaan ñu voter utile sànnil ma seen carte même su fekkee ne am na ñeneen ñu gëm parce que gis nañu ne man li ma leen proposer ñoom pour faj seeni problème muy ay tomb yoo xam ne dinaa ko développer si kanam au fur et à mesure may expliquer li nga xam ne moom laa yore nii mooy plan yi nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom laa fas yéene déroulé si yàlla kàttan na woon ba ñu falu 2019 di ñaan yàlla fal ga jeex 2024. donc ci gàttal dama jàpp que ne Sénégal comme 70% population bi ñu ngi doon dund ci agriculture mais bàyyi nañ ko ñëpp dem ci dëkk ya dëkku taax yi ñun dañuy fexe lal ay programme li ñu permettre nit ñi jóge ci dëkku taax yi delluwaat ci dëkku li ñu koy waxee kaw bien que du kaw parce que ñun ñëpp ku ci nekk sa maam ak wala sa géey fa la ñu jógee. alors ma jàpp que ne damay defar ay canal yoo xam ne dañuy traverser tout le Sénégal n'est-ce pas canal yi day am canal boo xam ne day déparé ci fleuve Gambie am canal boo xam ne day déparé fleuve Casamance. am canal yoo xam ne day déparé fleuve Sénégal am canal yoo xam ne dañuy déparé lac de Guiers yi déparé lac de Guiers ñoom dañuy xaw a leru géej gi mais ci canal bu ci nekk nag day am li ñuy tabaxee li ñu tuddee écovillage yi ñun ñoo koy tabax ni ñu koy tabaxee dinaa ko développer plus tard day am ay tool yoo xam ne ñoo nekk ci wetu écovillage yi foo xam ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci écovillage yi ci seen activité yëpp mooy bay ak te li ñuy bay xam nañu nan la ñu leen di jàppale ba ñu koy mën a commercialiser à l'étranger ci schéma yi yëpp directeurs yi ñun jàpp nañ ko xam nañu nan lañ koy doxalee. donc mu am canal bu ci nekk nag di nga gis ne ay écouvillage ñoo koy nekk de part et d'autre donc canal yi tamit su ñu demee ba fi muy jeexee dañ fay def ay fosse yu mag yu énorme yoo xam ne mën na nekk ay 200-300 mètres yoo xam ne da koy yaatoo mu nekk genre déeg boo xam ne waa SDE dañ fay ñëw planter. teg fa seen usines yi nga xam ne ñooy épurer ndox mi dindi yi nga xam ne mooy ferñeent yu bon yi nga xam ne dafa nekk ci ndox mi yëpp pour mën ko yóbbu ci dëkk yu mag yi lu mel ni Thiès donc ndox mi duñ ko traité lac de Guiers dañ koy traité lac ci plus en avant léegi parce que ci yoon bi dafa am ndox moo xam ne dañ ko doon traité ba pare di ko jaarale ci ñaay yi waa ñaay bi doon ko jël ndox moo xam ne traité nañ ko ba nga xam ne pour naan la nga koy arrosé amul sens donc ñun nag ndox yi nga xam ne moom la ñuy def ay canal à ciel ouvert la jot naa ci def ay film canal yooyu nag day départ canal yooyu dañuy longer benn bi day longer ni benn bi jaare ci gannaaw ay Linguère Kébémer Ngaye Mékhé Ngadiaga Tivaouane et cetera beneen bii day déparé Matam jaar ay Touba Diourbel et cetera beneen bii tamit day jaar ci yeneen gox-goxaan yi nga xam ne ba jeexee ak ay côté ay Foundiougne alors loolu tax ba yooyu yëpp ay écovillage dafay nekk mais écovillage yi dañ leen tabax ay 200 maisons 300 maisons wala 400 500 ba 1000 maisons ba pare am ay espaces yoo xam ne dañ koy aménager clôture ko pour agriculture intensive yoo xam ne day sous serre lay nekk yenn yi mun na bañ a nekk sous serre alors ci diggante bi ñun commandé nañu déjà 10 millions de boutures de raisin yoo xam ne mun nañu ji raisin le long n'est-ce pas li nga xam ne moom fay ci façade bii yeneen yi nag ñu fay def ay haricots
ay leneen produits yoo xam ne dinañ ko mën di commercialiser n'est-ce pas en Europe. lii nii mooy li nga xam te tamit ci diggante bi dañuy defaale ay éco village yoo xam ne pastoral boo xam ne pour ay gàtt lañ ciy denk ay xar ay nag ay bëy meew yeeg yooyu ñu ci def fromage ak et cetera loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne moom la ñu tënk ci sama programme dugguma bëgg dugg tout ci biir ci détails yi. donc ñu ñëw ci raay yi man dama jàpp que ne Sénégal dañu war a delloo si chemin de fer ni mu nekkoon ba pare yokk ci am lu ñu ci njàmbaas. chemin de fer bi Dakar Saint-Louis woon Kaolack ak bii dem ba ay Kidira léegi ñun dinañ ci yokk boo xam ne day départ Saint-Louis xaw a mel ni lu leeru géej gi lu leeru fleuve Sénégal am boo xam ne day départ Tamba war a dem ba Ziguinchor boobu nag fi muy jeexee dañu am possibilité xalaat ci projet bi nga xam ne moom laa tëral mu am bateau yoo xam ne am na partout ci àddina bi bateau yoo xam ne train bi day ñëw daw ba dugg ci biir bateau bi traversé réew mi nga xam ne dafa nekk enclave ci biir Sénégal dem ba atee Foundiougne wàccewaat train yi ñu def distance bi à partir de beneen raay bi nga xam ne day jaar Kaolack te mu ñu bifurqué côté Diamniadio dem sur Dakar bi lii nii nag ñan ñoo koy defar raay yi xam nañu fu ñu amee raay yi wagon yi xam nañu nu ñu leen di amee ñi koy def nag au lieu que ñu dem jëlee ay multinationales ñu ñëw di ñu tegal ay raay ci 2 semaines wala ci quelques mois wala ci 2 ans wala ci 1 année on préfère def loo ko xale yi nga xam ne amuñu liggéey fixer leen ñu am salaire yu baax minimum 100 000 francs minimum je dis bien 100 000 francs ñu nekk di liggéey ci pose raay yi pose canal yi nga xam ne moom la ñu jóge nii ak yeneen ak pipeline yi nga xam ne ñu dinaa ko développer plus tard. léegi loolu nag daf ñuy jural que ne mbiru pipeline yi mu ngi nii pipeline mooy lan mooy suñu demee ñun jàpp nañu ne Sénégal comme am na énergie am na pétrole am na gaz dañuy fexe ba industrialiser réew mi utiliser suñu énergie utiliser suñu gaz li ci des ñu jaay ko mais loolu nag dañuy installer ay pipeline yoo xam ne d'abord li nga xam ne moom la ñu njëkk a tegagum Sénégal te muy centrale à charbon bi nga xam ne moo nekk Bargny ñun ci kattanu borom bi suñu falu woon partie charbon bi dañ koy éliminer duñ ko mës a taal parce que day yàq atmosphère bi. alors partie bi ñu ngi ci phase étude ci nan la ñuy jëlee partie centrale partie charbon bi def ko à gaz ba pare installé beneen côté Kaolack beneen en Casamance bii nga xam ne nag mooy déparé Bargny boobu mooy ravitailler tout le Sénégal ci li nga xam ne moom la ñu soxla ci énergie électrique pour mën a installer ay usines à travers le pays yal usine parce que contenant installé au minimum 10 petites unités de fabrication d'usines de production d'huile pour que gerte gi nga xam ne moom la ñuy bay Sénégal heure bu ñu bàyyee ba pare lan la ñuy def dañuy woote ay turc wala ay chinois ñu ñëw jënd ko di leen sax pour ñu jënd ko alors que ñun mun nañ ko transformer mu nekk diwlin ñu am ay dérivés yi mooy raakal beeg ak li nga xam ne moom tourteau yi nga xam ne moom la ñuy jox gàtt yi loolu tax day nekk mu am valeur ajoutée boo xam ne yokk nañ ko ci diwlin bi nga xam ne moom la ñu am donc ça veut dire que ne lii nii suñ ko lalee installé usines yooyu nga xam ne ñooy def huile Sénégal lépp lu ñu produire ci gerte du doy dinañu mën a sax di jëggaani gerte ci yeneen réew pour mën ko di transformer au niveau du Sénégal léegi nag loolu jur que ne centrale yooyu nga xam ne day nekk ay centrales yu am doole yoo xam ne dina mën a fournir courant bu doy pour que Sénégal au lieu que ñuy demander ay nit yoo xam ne dañuy am dañuy nekk spécialiste ci affaire au fourneau ñi nga xam ne ñoom ñooy xelli weñ gi muy au fourneau indiens yi ñoo ci mën ak chinois yeeg et cetera ak américains yi ñun au lieu que ñuy xaar ñooñu ñun dañuy dem former suñu sénégalais dans le temps en 2 ans 3 ans négocier avec nos partenaires pour am suñu fonderie bopp boo xam ne courant bi ça coûtera beaucoup moins cher pour que ñu transformer suñu fer ñun suñu bopp di ko commercialiser à travers le monde comme yenn dëkk yi ni nga xam ne noonu lañ koy defee ba pare loolu tamit daf ñuy permettre ñu jaay courant à partir de centrale bi nga xam ne moo nekk côté Kaolack ñu jaay courant Gambie parce que Gambie
déjà ñun courant bi ñuy def moo nar a gën a moins cher que secteur zone bi yëpp. alors Mauritanie mi ngi ci yëngu ñun moom du ñu concerné beneen centrale bi tamit dinañ fexe ba muy fournir courant ba Mali. centrale bi nga xam ne moo nekk côté Casamance nag boobu moom dina fournir courant Casamance yëpp ba pare fournir ale Guinée Conakry ak Guinée Bissau donc loolu li mooy côté énergie. donc raay yi expliqué naa ko woon donc te raay yi comme ni nga xam ne moom laa développé ci raay yi dafa am loo xam ne tamit je l'avais un peu omis mooy gis nga côté Dakar ak Saint-Louis. dama def benn cercle à 120 kilomètres n'est-ce pas 120 kilomètres de Dakar benn rayon boo xam ne rayon bi 120 kilomètres lay nekk mais daf may permettre ak Saint-Louis tamit rayon bi 120 kilomètres lay nekk. gis nga foofu dañuy def de telle sorte que raay yi nekk foo xam ne dina am train yu fi mën a jóge def 120 kilomètres en 1h30 pour que nit koo xam ne mi ngi dëkk ci gox boobu mun na jóge fii ñëw liggéey si Dakar en 1h30 donc moom mun na jóge fii ay côté Mékhé ñëw liggéey si Dakar jiitu fa ki nga xam ne Pikine la dëkk Guédiawaye ak embouteillage et cetera donc lii information bu woon jàllale te jotu woon kii. léegi ñu ñëw ci beneen aspect mooy aspect huileries yi moom laa doon wax nii donc je l'avais un peu ébauché ci plan bële nga xam ne moom laa kii woon dañ koy accouplé aussi ak ay biscuiteries ak ay usines yi nga xam ne day transformer les fruits en jus. usines yooyu au moins nous allons en installer une vingtaine au côté Casamance ak le long fi nga xam ne ay Pout ak yooyu ñu installé fa ay usines yoo xam ne sénégalais yi ñoo leen ni moom dinañ leen jàppale encadrer leen accompagner leen par ce que j'appelle la maison de la diaspora bi nga xam ne dañ koy créer ñu am xaalis bu takku bi ci nekk pour que képp ku soxla financement ñu mën la financer dañu lay financer nag genre finance islamique lay nekk dañuy xam li nga soxla ñu xam ne c'est un marché porteur ñu dem jëli lépp accompagner la ba installer ko am ci pourcentage état bi am ci pourcentage commune bi ñu koy installer am ci pourcentage yow mi nga xam ne yaa ko bëgg a installer ci commune bi tamit am ci pourcentage loolu noonu dafay permettre nit ñi gën a tas ci réew mi bañ a ñëpp rek ñëw focaliser ba Dakar nekk genre macrocéphale ba nga xam ne affaire bu rëy la boo xam ne ñëpp dañ fa nekk espace ba nit ñi occuper ko te liggéey doyul ci espace boobu. te tamit par rapport à ça tamit dañu prévoir port dañu am benn annexe port boo xam ne dañ koy déplacer port dem à l'intérieur pour que yenn bateau yi yenn conteneurs yi nga xam ne day jóge bitim réew su ñëwee te war a dem ci pays de la sous-région au lieu que ñu des port ñoom suñu excès rek dañ koy teg ci ay train yoo xam ne moo koy yóbbu directement ci annexe port boobu nga xam ne ay nit au lieu que ñu yeewu uti liggéey xëy côté port dañuy yeewu jubali côté annexe port bi nga xam ne ci au-delà vers Diamniadio yooyu lay nekk donc nga xam ne nit ñi dinañu mën a am ay postes de travail yu bari yoo xam ne dinañ ko mën a créer foofu. léegi nag ñu daal di ñëw ci sécurité dama ci jàpp que ne fii man dama fi nekk da ngay tëdd nelaw ba yandoor sa buntu nga ubbi muy fanaan ba bët set doo gis ku ñëw dugg sa kër sàcc lu tax parce que dafa am benn stratégie bu ñu lal heure bu ñu demee ba gis nit koo xam ne mooy sécurité ci dëkk yi gox lu mel ni Pikine Guédiawaye Yeumbeul Thiès Tivaouane Kaolack fépp Ziguinchor dañuy am benn patrouille de nuit boo xam ne ay policiers la ñuy nekk yoo xam ne dañuy accompagner bi day am benn couple boo xam ne ñaari policiers ñoo ci nekk ak benn militaire. le militaire sera armé policier tamit kenn ki day nekk civil kenn ki sol tenue ñu dugg ci oto yoo xam ne dinañu am essence bu ñuy jox oto yi toutes les nuits oto yi di ronde su telle heure jotee ba fajar nga xam ne lëndëm gi jeex na n'est-ce pas ba nit ñi commencé liggéey ñooñu dem seen kër di liggéey di nelaw bëccëg gi ñooñu nag policiers yooyu dinañ leen jàpp yóbbu leen ñu dem formation ñu andi leen formation ci dëkk bu mel ni Italie ñu gis ñoom ñi nga xam ne noonu la ñuy doxalee couple la ñuy nekk mais ñun triplé lay doon ñetti nit kenn ñoo xam ne heure bu ñuy su bët waxtu sàngam jotee ci poste de police yi la ñuy jógee am nañ fa ay bureau yoo xam ne dañ leen fay tabax ñun ñoo ko fay tabax après suñu ñëwee su yàlla defee ñu fallu ci biir poste de police yi bureau yoo xam ne ñoom suñu ñëwee mooy seen fa lañ fay seen fief fa la ñuy kii fa la ñuy simmeekoo et cetera am oto yoo xam ne dañ leen di gaare oto yooyu ça ne sert qu'à ça guddi su jotee oto yooyu guddi lay génn oto yi mu am ay gyrophare yu ci nekk yoo xam ne mun nañu suñu demee ba fenn gis mu lëndam suñ ko taalee mun nañu projeté lu mat 50 mètres 100 mètres pour xam foofu lu fa nekk ñu dem wàcc
yore seen arme ñëw su fekkee ne loo xam ne la ñu doon nekk ci naka su dul noonu ñu seet nan la ñu jëlee nan la ñu fi jëlee loolu. loolu mooy mooy sécurité bi nga xam ne mooy am à l'intérieur du pays dinañ leen jox suffisamment d'essence suffisamment de gasoil bi nga xam ne moo leen permettre ñu def loolu ba pare ñu am ay primes de nuit am ay primes de risque policiers yooyu nga xam ne dañuy nekk ci domaine boobu. léegi nag ñu jëm ci sécurité nationale mooy ne ñun Sénégal bi ñu amee indépendance ba tey musuñu tabax benn camp militaire. camp militaire yëpp tubaab yi ñoo ko tabaxoon te nag gis nañu rendre nañu compte ku muus di nga rendre compte que ne poussé wuñu pour ñu ut ay camp militaire yu doy pour mën a aar suñu bopp. dañu bëgg bés bu nekk ñu dépendre ci ñoom ñun nag dañuy jël les devants si jeunes yi nga xam ne noonu la ñuy former nan la ñu leen di former dinaa ko développer plus tard ñoom ñooy tabax camp militaire ñoom ñooy tabax les écovillages yi ma doon wax sànq ñoo agricole écovillage touristique écovillage pastoral yooyu yëpp ñoom ñoo koy tabax ñooy defar raay yi ñooy teg raay yi ak une partie armée moo koy assurer ñoom ñooy liggéey ñoom la ñuy jox yenn type de travaux yi nga xam ne yëpp mooy gasu pipeline bi ñoom lañ koy jox donc ça veut dire que ne liggéey képp kuy sénégalais te bëgg liggéey suñu leen formé ba pare formation bi nan lay demee yow marchand ambulant nga yaa ngi Tilène yaa ngi Guédiawaye yaa ngi Mbour yaa ngi kii dañ leen di recruter yóbbu leen ci ay camp militaire def fa ay tentes yoo xam ne ñoom ci biir tentes yi la ñuy fanaan ñu defal leen ay formation civique suñu leen defee formation civique ba pare dañ leen defal formation technique ñaan ñoo leen formé mooy les anciens professeurs yi nga xam ne ñu ngi génnee N7 tey première promotion yi daaw la ñu commencé génn la ñu commencé dem retraite te gis naa ils sont énergiques ku ci nekk am nga quelque chose boo xam ne bëggoon nga ko jox askan bi te amoo occasion jox ko askan bi ñooñu dañ leen di woowaat malgré dem nañu retraite ñu dem ci camp militaire yooyu di ñu former jeunes yooyu ci technique technologie et cetera parce que ñooñu noonu dem retraite ci seen loxo laa jaar ñoom xam nañu li may wax jokkoo naa ñoom contacté naa leen ba ñooñu ils seraient prêts à delluwaat retrousser waat les manches dellu ci biir salle yooyu jàngal askan bi lu jëm ci technologie ba askan bi ñu mën a gën a xarañ pour que lépp loo xam ne dañ koy andi ci usine ñooñu war a mën a nem jël place yooyu poste yooyu nga xam ne dafa nekk ci usine yi loolu digression bu ndaw la woon par rapport ak nan la ñuy former nit ñi du bugguma dugg dans les détails parce que maîtriser naa ko dañuy ban sunu gars yi xam nga rek mooy loolu tam ñu jéem a jël sa programme di ci wax des choses de travers ba dañu naan c'est pas possible te ñun li ñu wax yëpp c'est quelque chose qui est matériellement possible matérialisé nañ ko bind nañ ko comme je vous avais dit rek j'ai écrit 1900 et quelques pages fu mu nekk nii ci le programme TS 1924 n'est-ce pas TS 1924 bi la gum naa ci 1900 et quelques pages yoo xam ne lu jëmale Sénégal kanam rek la alors loolu nag tax ba militaires yi su fekkee def nañu ba am ay camp militaire mais dañu am ñam ci camp militaire yi rek camp terre yi nga xam ne ci suuf la nekk mais day amal ay camp yoo xam ne muy ay camp naval muy marine dañuy installé benn camp marine Kaolack mais balaa boobu dinañu draguer Kaolack fleuve bi dinañu draguer Saint-Louis fatt brèche bi ci kàttanu borom bi la ville de Saint-Louis dinañu fatt brèche bi par l'aide la complicité de l'armée ak ay dragueurs yoo xam ne ñun ñoo koy commandé à partir de l'étranger militaires yi dem jàngi nañ nan lañ koy utiliser dragueurs yooyu ñëw ñu draguer dex gi ubbiwaat embouchure bi au niveau de Saint-Louis fatt brèche bi mu nekk brèche boo xam ne day am un système électrique boo xam ne su ndox mi demee ba am yenn niveau yi te mun na bañ a eggati yenn niveau yi ndax suñu canal yooyu nga xam ne moom la ñuy gas dinañ def balaa mu egg yenn niveau yi ñu pomper ndox mi jaarale ko ci canal bi wàññi ko de manière drastique yóbbu ko aussi ci fi nga xam ne moom la ñuy épurer ndox yi pour yóbbu ko ci dëkkaan ci gox-goxaan yi léegi nag Saint-Louis dinañ ko defal mur de protection boo xam ne day nekk digg piste devant ci kanamu géej gi ak soor ak njolofeen ak yëpp dinañ fa am loo xam ne ñu ngi koy def dessin ak plan yëpp maa ngi ak moom mais da ngay gis suñ ko génne woon rek ay apprentis sorciers commencé génne di développer lu nu mel te damay bañ ñu dem ko def ko de travers dinañ defaraat le port de Saint-Louis ba ay gros ay bateau yu mag di mën a ñëw traverser dex gi ba egsi ci port bi foofu ay bateau di fa mën a déparé di yóbbu ay conteneurs di ci def ay produits agricoles ay melon ay pastèque ay et cetera di ko jëmale Europe te lu tomate xam nañu yoon bi
te bateau yooyu suñ ci eggee ñun ñooy def de telle sorte que bateau yi Sénégal mooy moom bateau yi parce que tamit dinañu construire des chantiers navals ñetti chantier naval benn à Saint-Louis mooy chantier yi nga xam ne ci la ñuy tabaxee la ñuy defaree gaal yi bateau yi sax laay wax négocier naa ak ñi nga xam ne ñoo ñu jox moteur yi ñun carénage bi la ñuy defar muy partie extérieure bi soudeur yi sama gars yi suñu dégg ñoom Abdou Karim Diop dinañ xam li ma wax ñoom la ñuy jëlee leen Italie andi leen Sénégal di leen fay li nga xam ne moom la ñuy fayeeku Sénégal moom la ñuy fayeeku bitim réew suñ ñu fayeekoo loolu ñoom ci kattanu borom bi dinañu ñëw Sénégal am nañu seen séjour heure bu ñu bëggee dellu mën nañu dellu mais nekk jàngale li nga xam ne moom la ñu jot a jàng ci réewu tubaab yi donc comme je disais chantier naval yi militaires yi day nekk chantier naval paramilitaire day am militaires yu fa nekk tamit yoo xam ne dañuy bokk ci construction navale bi ba pare am camp militaire bu fa nekk boo xam ne militaire yi ci la ñuy dëkk ñeneen ñi nga xam ne du ñu ay militaire ci construction yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ne man ci kattanu borom bëgg naa installer des usines que font les briques à base d'argile ces usines là seront au nombre de 20 aux alentours ak usines yooyu nag ba usine bu ci nekk dina tabax dina def jusqu'à 1200 tonnes astafurlah dina def jusqu'à 350 tonnes de briques wala tuiles wala pavé par jour usine bu nekk ñu am ci une vingtaine lépp lu ñu soxla ci tabax Sénégal dinañ ko mën a jëlee ci briques yooyu bàyyi defar brique ak ciment brique ak ciment lan la ñuy jural day tax ñuy dem ci boor géej gi di jël suuf si géej gi di gën a avancé loolu dafay daal di dakk ban bi nga xam ne moom lañ koy defaree am nañ ci bu doy Sénégal li koy pour firnde mooy li tax ba Sénégal di taa fuy taa rek ban a tax parce que ban mooy tax ba ndox du wàcc ban boobu nag la ñuy jël déqi ko ci tool yi di ko defar ay briques di ko defar ay tuiles di tabax Sénégal ba Sénégal day mujjee ci diir bu gàtt mu nekk dëkk boo xam ne dafa xonq comme yéen yow mi nga xam ne yaa ngi jël avion di wàcc ci dëkk européen yi da ngay gis ne toile yëpp dafa marron Sénégal ci foofu la ñu leen bëgg jëmale ci éco village yi nga xam ne moom la ñu fas yéene tabax léegi nag ceci dit donc chantier naval yi nga xam ne moom laay wax noonu day am ay chantier ay base navale yi du moins day am ay base maritime waaw day am ay base maritime yi ak ay base yoo xam ne ci fleuve bi la ñu nekk jàkkaarloog sunu naataangoo yi nga xam ne ay sénégalais ay yeneen réew lañu te ñu seq jàmm mais tamit dañu am sunu base pour aar sunu géej gi sunu dex gi n'est-ce pas parce que li gën a doy waar ci li am ci guerre future affaire ndox lay doon moo tax ci dex yi il faut que du am ci ay base yoo xam ne moom lay installé aussi bien fleuve Sénégal ak affluents yi tamit ñu am ci ay base am ay sénégalais yoo xam ne fa lañ leen di affecté ñu liggéey ñenn ñi dem ca ba retraité am ay base yoo xam ne tamit ci fleuve Casamance bi lay nekk am ay base yoo xam ne ci fleuve Gambie bi lay nekk mais ci partie bi nga xam ne Sénégal la nekk ainsi de suite luy tamit nekk élément yoo xam ne dañuy jàppoon ne di war nañ ko mën a wax sénégalais yi lii ñu ñëw ci affaire comme Sénégal dëkku napp la lépp loo xam ne contrat de pêche la boo xam ne jox nañ ko Union européenne contrat bu jeex duñ ko renouveler wala balaa ñu koy renouveler dinañ ko négocier bu baax a baax ba Sénégal gis ci boppam dëgg su ci gisul boppam waxuma gis bopp rek mais gis bopp dëgg duñu jox kenn duñu ko joxe parce que chantier naval yooyu may wax noonu ñu ngi def plan yi nga xam ne moo ñu permettre ñun Sénégal ñuy defar suñu bateau bopp bateau yooyu ay bateau yoo xam ne sénégalais yi ñoo koy defar comme ni ñuy defaree looco yi ni ñuy defaree bateau yi ak bant mais dañ koy defar ak fer ak acier suñ ko defaree ñoom lu mel ni Abdou Karim ñoo koy suude suñu paree moteur bi ñu jëlee ko réew mu mag andi ko monté ko suñ ko monté ba pare bateau yooyu dañ koy jox suñu askan wi sénégalais yi créer leen ay société de pêche yoo xam ne Guet Ndar day am ay société de pêche yu am seen bateau waa Pout waa Mbour waa Casamance ñëpp am ay bateau yu ni mel mais bateau yooyu comme dañuy am difficulté pour que yenn zones yi ñu mën a accéder ci port bateau yi dañuy nekk au large à 1 kilomètre ci rivage bi nga xam ne vagues yi du leen sonal te du mën a ñëw ci rivage bi parce que suuf si mun na andi ay problème ba bateau yi du ñu mën a costé léegi seen bateau yi nga xam ne moom la ñu yoroon liñ fi dese dañ leen di bàyyi doot ñu leen produire mais bateau yooyu moo leen di permettre nit ñi jógee Guet Ndar jël seen gaal yi dem ba foofu amarré gaal yi jël bateau bi kenn ci ñoom dañu leen di yóbbu ñu def formation nan la ñuy dawalee bateau yi ñooñu nag au lieu que ñuy lerooti di dem ay Mauritanie di nappi wala ñu dem ay Guinée-Bissau di nappi ñu leen di jàpp di leen sonal dañuy dem en haute mer
am nañu bateau yu leen mën a yóbbu haute mer ñu napp li nga xam ne moom la tubaab yi moom la chinois yi moom la japonais yi di ñëw di napp suñu géej gi ñoom ñooy dem napp ko ba pare andiwaat ko ci suñu conservé yi nga xam ne ñoo nekk fii di leen jox li ñu soxla ci jën suñ ko transformé ba pare su leen neexee ñu jaay ko Europe mais du ñu ñëwaat nangooti ñoom ñu ñëw ak seeni bateau nekk ci suñu dox napp li ñuy napp yóbbu ko transformé ko ba andi ñëwaat nga ñuy jënd thon ngay jënd ay sardine ci ay pot mu coûte cher te jën ba napp Sénégal lañ ko nappee woon ñun nag suñu defee ba am suñu bateau yi suñu bateau yooyu ñoom dañuy nekk au large du fleuve au large de l'océan du ñu ñëwoon costé ci géej gi costé ci suuf au large la ñu nekk nit ñi jël seen gaal yu ndaw yi dem fekk bateau yi suñu fekkee bateau yi dem au large nappi fi tubaab bi di nappe am façon jën yëpp andi à terre usines yi développé jën yi ñu jox ko usines yi nga xam ne ñoom ñooy conserver rek yooyu tey conserver yi ñoom nappkat yi ñoo koy moom privé yi ñoo koy moom dootul doon ay étrangers ñoo ñëw yi ñu andi seen kii léegi nag dama bëggoon ñëw ci ñaari mbir yoo xam ne dañ ma soxal mooy expliquer askan wi ne que ne dafa am ay décision majeure yoo xam ne dama ko bëgg jël ci kàttanu borom bi ci saa leen ma joxe autorisation mooy gis nga wax naa ci raay yi wax naa ci chantier naval yi dinañu installer aussi tannerie mooy usines yi nga xam ne ñooy defar der yi gox yu mel ni Ngaye Mékhé dinañ ko fa installer ñu ngi en pourparler parce que man fi ma nekk nii en moins de 100 kilomètres am na fi usines yoo xam ne ñooñu ci loolu rek la ñuy dox te sénégalais yi ñoo fa ëpp ñooñu tamit dinañ ci wax ñoo xam ne ils seraient prêts déplacer wuti gérer usines yooyu ñi nga xam ne lañ nar a déplacer ñoo bokk ci ñi fay gérer bokk ak ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain muy Ngaye Mékhé ak gox yooyu nga xam ne foofu il faut que ñu am tannerie boo xam ne der yi nga xam ne moom la ñu soxla dinañ ko mën a transformer di ko mën a jaay même dans la sous-région ak ñoom seen consommation bi ñuy xam ne moom la ñuy soxla donc dinaa installer incha allah ci kàttanu borom bi 3 raffineries benn raffinerie bi day nekk côté Bargny benn raffinerie bi nekk côté Casamance benn bi nekk côté Kaolack alors raffinerie yooyu luñ ci jublu am nañu pétrole du ñu bàyyeeti ki nga xam ne moo ñëw ngat ci pétrole bi ñun suñu parti 10% la 20% la 30% la 50% la mu yóbbu ko traité ko ba pare jox la xaalis non ñun dañu bëgg ñu àndal ñu suñu parti la ñu moom ñu transformer ko suñu bopp jox nit ñi liggéey ci raffinerie jox nit ñi liggéey mooy ñal mooy jeune chimiste yi nekk université licence maîtrise ak lépp ñoom dinañ am liggéey ci chimie bi nga xam ne mi ngi jóge ci affaire pétrole bi parce que ci la ñu am plastique ci la ñu am goudron tali tamit fas ñu ko yéene def tali bu mag dëgg avant 2021 fekk sunu pétrole commencé génn goudron bi ñu ciy jëlee moom la ñuy tabaxee sunu tali goudron bi ñuy jëlee ci sunu pétrole moom la ñuy tabaxee tali yu mag yoo xam ne yu mucc ayib lay doon parce que Sénégal dina mën a am moyen yooyu ba pare suñu paree sunu pétrole sunu essence ak sunu gaz dinañ ko jaay njëg goo xam ne mooy gën a yomb fuuf li nga xam ne moom lañ ko tubaab bi su ko jëloon yóbbu ko traité dëkkam ba pare andi ci sunu zone alors loolu jur ka ne may waxal tamit dinañ installer benn au fourneau dinañ am ay centrale à gaz wax naa dinañuy installer au moins 20 briqueteries yoo xam ne dañuy defar les briques à base d'argile dinañ am ay agrotourisme n'est-ce pas dinañ am dinañ installer Sénégal oriental fii nii Sénégal oriental dañ fi fas yéene installer benn compagnie sucrière la ñu fas yéene installer Sénégal oriental fii nii parce que fii nii suuf si nangu nopp ñu fi bay ñambi suukar bi muy canne à sucre ba pare installé ñaari usines yoo xam ne sénégalais yi ñun ñoo leen di accompagner ba ñu am usines yi installé leen di produire sucre di ko jaay Mali di ko jaay Guinée di ko jaay pays de la sous-région ak Sénégal donc andiwaat une certaine concurrence ci lu jëm ci affaire suukar donc ñu ñëw que ne conserveurs yi wax naa ci ndox ci kattanu borom bi ak schéma bi nga xam ne moom laa téye à partir de 2021 lépp lu nit doon jaay fay ci ndox dañuy continuer
facturation bi nga xam ne moom la waa SDE di joxe yow yaa ngi fay ndox 50 000 francs à partir de 2021 sénégalais bu nekk sooy fayeku soo doon fay ndox 50 000 francs facture 50 000 lañ lay andil mais 25 000 ngay fay 100 000 50 000 ngay fay 10 000 5 000 ngay fay donc moitié prix lañ koy def à partir de 2023 ci kattanu borom bi loo ndox dootul day nekk gratuit ci Sénégal mën nañ ko xam nañu pexe yi nu ñu koy defee ba ndox kenn dootu ko fayati ci Sénégal ndox yi dem ci kër pour consommation kenn du ko fayati yeneen yi nag après suñ ko eggee dinañ ko gën a développé. léegi nag ma bëgg ñëw ci ay consignes yoo xam ne dama ko bëgg véhiculer mooy kane ci kattanu borom bi bëgg nañu su yàlla defoon ba askan bi wóoluñu ba jox ñu seen kàddu dinañu affaire lu jëm ci enseignement dinañu def ba sunu maam yi seen histoire ñu koy jàngale ci école yi incha allah ci université yi dinañu def de telle sorte que étudiants yi am phase boo xam ne suñ ko tollee ñu am possibilité au lieu que ñu leen jox ay bourse dañ lay jox prêt boo xam ne ñun ñu ngi lal ay pexe yuy tax ba sénégalais bu nekk di nga am liggéey ci kàttanu borom bi nañ ñu wóolu jox ñu dinañ leen jox liggéey mais ki ñuy jox liggéey nag ñu ngi sóoraale que ne yow yaa ngi jàng au lieu que ñu jox la bourse prêt lañ koy tuddee prêt boobu day valable ci sénégalais bu nekk Sénégal valable aussi ci ñi nga xam nañ seen doom yi ñu ngi bitim réew te doon ay sénégalais te constitution bi daal di ne sénégalais yi ñoom moom les ressources naturelles du Sénégal appartiennent aux Sénégalais loolu constitution bu bees bi moo ko dugal te comme ñun sénégalais yi nekk ci diaspora bi tamit ci ay sénégalais ñu comme ñun comme ñu nekk Sénégal seeni doom dañuy mun am possibilité am bourse étrangère yoo xam ne dana ay moitié bourse parce que ñoom foofu la ñu nekk ci dëkk ba la ñu nekk donc jàngi université ak yooyu la état du Sénégal di gérer suñuy dugg ci fonction publique tamit ñoom ñu am ay quotas yoo xam ne dañ leen koy jox léegi ñooñu am nañu seen diplôme ba pare léegi ñi nga xam ne nag ñu ngi Sénégal bourse yi nga xam ne moom la leen jox dootul doon bourse day doon ay prêt scolaire universitaire même élèves yi tamit am na nu ñu leen defale joxale ay bourse yoo xam ne day nekk sa ndodd bés boo demee ba commencé liggéey ba def 50 ci fonction ci fi nga nekk ngay soog a commencé fay yaa ngi gis léegi nag dinañu def de telle sorte que tamit dinañu avec la maison de la diaspora dañuy def de telle sorte que dëkk boo jël muy Saint-Louis muy Bakel muy Tamba muy Kédougou muy Thiès muy Dakar day am Thiès nord Thiès sud Thiès est Thiès ouest ay dëkk yoo xam ne dañ koy tabax ay village ay dëkk la yoo xam ne ay kër yoo xam ne dañ koy tabax centaine de maisons 200 300 400 maisons clôturer ko mu am gardien et cetera et tout ba pare mu am lépp li nga xam ne moo yow ci confort ba pare di ko jox les fonctionnaires qui viennent d'être affectés les médecins ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci fonction publique ak ñi nga xam ne tamit dañuy ut liggéey am salaire dinañ am na lañu leen di fexee ba ñoom ñu am ay kër dès leur sortie nga génn rek ñu affecté la Kaolack nga egg Kaolack da nga bëgg des Kaolack parce que Kaolack waa nga ñu joxaale la kër goo xam ne soo eggee da nga yore si caabi di fay en fonction de ba 10 ans 15 ans kër gi mu nekk location vente yoo xam ne yow yaa mujjee moom kër gi. donc ma ñëw nag ci loo xam ne daf ma soxal dëgg fas naa yéene ci kàttanu borom bi suñu falo woon 21 ministres la sama gouvernement di am du ko weesu 21 ministres te ci ministres yooyu dina am ñoo xam ne ci diaspora bi la ñu nekk. dina am ci ñoo xam ne ñu ngi Sénégal te xamaguñu que ne ñun bëgg nañ ne ñoom suñu di yàlla defoon ñu dem ba falu ñoom ñu proposé leen ñu nekk ministre ci suñu gouvernement muy secteur muy opposition muy du n'importe quelle opposition nag muy opposition muy société civile muy les sénégalais de la diaspora léegi nag loolu dafa jur que ne alors 21 ministres yooyu nga xam ne moom la ñuy fal balaa ñuy dem di battre campagne présidentielle yi dinañ xam ku ci nekk yow mi ministre nga ci gouvernement bi nga xam ne suñuy faloo yow yaa ngi ci da nga ciy nekk ministre ku nekk di nga xam sa bopp
nga dem ci say mbokk wax leen ne kat gouvernement bi nga xam ne moom la professeur George di fal te ñu ngi koy fal 2019 ba 2024 benn conseil benn ministre benn gouvernement la ñu fas yéene samp 2019 lay commencé suñ la falee xamal ne sa mandat mi ngi jeex 2024 du am benn remaniement ministère benn remaniement ministériel benn conseil suñ ko defee ba pare fal nañ la 2019 2024 lay jeex ci diggante bi en moins que nga def lu defuwul te li defuwul li koy andi mooy ne ñun dañuy jox indépendance totale à la justice xam nañu yoon bi duñ fi nekk fii di développer les tenants dañuy jox indépendance totale à l'Assemblée pour ñuy voter xam nañu yoon bi duñu dugg ci détails yi di li ñu demander rek nag askan wi ñu baax ñu def naa calcul ba xam ne sénégalais yi su fekkee demaat nañu élection législative yi en 2022 ça va nous coûter encore 50 milliards ëpp na ko sax fuuf 60 milliards mais 60 milliards yooyu bi ma defee sama calcul ne suñu jàppee député yooyu bàyyi leen ñu dem élection ñu continuer seen mandat ba 2024 6 milliards rek lay coûter état la ñuy coûter je préfère génne 6 milliards ñoom ñu continuer seen mandat ba 2024 ñu boolee couplé présidentielle ak yeneen élection yépp en 2024 nga xam ne Sénégal day jógee ci dëkk boo xam ne chaque 2 ou 3 ans mu am ay élection nekk année dëkk boo xam ne dañuy xam ne année bii élection lay am ci ñëpp député yeeg et cetera loolu tamit day permettre soo jëlee 6 milliards ci 50 milliards wala 60 milliards da ngay des 41 milliards wala 51 milliards yoo xam ne day nekk économie nga injecté ko ci jeunes yi jox leen liggéey créer ay sociétés et cetera loolu nekk solution boo xam ne dafa ñuy lu am solo lay nekk ci askan bi. avion présidentiel ci kattanu borom bi du ma ci dugg fas ma ko yéene dañ koy jox Air Sénégal International ñu boole ko ci seen avion yi wala ñu jaay ko su may tukki en tant que président vol régulier laay jël vol commercial bi su may tukki nag guddi rek laay tukki parce que bëgguma déranger nit ñi ñu xëy di liggéey ñu naan président mooy jaar nit ñi di la móolu di la teg di teg lu teg sa der guddi laay tukki su may tukki amul soxla moom ministre bu ma gunge ñi may accompagner ñi may àndal lay àndal ak sa peu de sécurité ci guddi gi nga dem jël sa avion de ligne ak askan wi le peuple tukki soo wàccee sooy dellu si daal defaat la même chose léegi jox du travail pour tous loolu yàgg naa ko wax mën na nekk ci kaw ñu gëm ko man gëm naa ko ne ko nit ñi gëm fal ñu jox leen liggéey alors léegi ma ne pour li jëm nag ci yenn décisions yoo xam ne des décisions très fortes yoo xam ne dama leen bëgg jël mooy ne incha allah ci kàttanu borom bi dama nekk observateur sénégalais naa ñëpp di am affaire yoo xam ne maa ngi koy observé mu am yoo xam ne vraiment dafa xaw a heurté muy damay jël décision ne ku mel ni Karim Wade su yàlla defee ñun ñu falu dinañ ko jox autorisation mu wàcc au Sénégal le même jour ñëw Sénégal dem ci ay mbokkam dem ci këram lijjanti li muy lijjanti en attendant que ñu tegalaat ko un procès équitable ñun lii la ñuy teg ci loxo karimiste yi ñu déglu ma bu baax lii monsieur Karim Wade ak i ñooñam lii laa teg seen loxo falu naa tey ci guddi gi monsieur Karim Wade na jël avion ñëw Sénégal kenn du ko topp dara je pèse bien mes mots ñu tegalaat ko beneen procès bu équitable du début à la fin mu andi ay avocats défendre duñu parparloo loolu Khalifa Sall le même jour su ma faloo ci kattanu borom bi le même jour dinañu dem prison jox autorisation bind li décret bi ñu njëkk a bind mooy mu génn dem seeti ay njabootam Khalifa Sall ñun lii la ñu teg sa loxo yow ak say ñoñ falu nañu le même jour président woo na ma félicité ma le même jour monsieur Khalifa Sall dina génn prison dem këram après le reste
ñu gérer ko Sonko liñ ko dal li ko dal ñu dàq ko fonction publique moom it peut-être dootul bugg delluwaat fonction publique mun na dund continuer ay activités am mais dinañ ko delloo ay droit am fay ko li ñu ko war a fay dommage et intérêt village artisanal fi mu nekk dinañ ko fa jëlee yóbbu ko ci fi ñuy tuddee place du souvenir prison Rebeuss dinañ ko jëlee fu mu nekk tabax le long des canaux fa la ñuy tabax ay prison yoo xam ne sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci prison dinañu may grâce ñu bari yóbbu leen def leen formation pour ñu jox leen liggéey après ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk prison te mun ñu leen génne tout de suite dinañu des ci prison bu bees yi nga xam ne moom la ñuy tabax au niveau des canaux mu nekk ay éco-prison lan laa tuddee éco-prison mooy prison la yoo xam ne nit ki nga xam ne mi ngi ci prison bi dañ koy woo ne ko yaa ngi nii ci prison bi kat lenn am na dañuy def de telle sorte que ku nekk ci prison bi dañ lay wax que ne prison bi mi ngi nii am na ay tool yu fi nekk mun nga nekk ci tool bi di bay am na ay métiers yu fi nekk mun nga nekk am métier yow sa soxna sa du ñëwati fekk la naan la waaw amatoo loo ma dundalee mënatoo ma yor may ma baat loolu dafay dakk ci Sénégal parce que prisonnier bi nga xam ne mi ngi ci prison ba day liggéey di dem ci tool yi di bay li muy bay la ñuy jox armée la ñuy jox ñenn nit ñi la ñuy jox université et cetera xaalis boobu di ci dugg mu am loo xam ne moom lañ koy tegal fin du mois jabaram wala doomam ñëw ñu jox ko li nga xam ne moom lay dépensé ba natt bi nga xam ne moom la ko yàlla teggee ko nit kooku delluwaat ci ay njabootam. donc may waxaan que ne au minimum sama gouvernement bi dina am 7 ministres yoo xam ne ci diaspora bi lay jóge waa directeur général yi nga xam ne moom la nit ñi di wër dinañ ci jox ay sénégalais yoo xam ne ci diaspora bi la ñu nekk yu am seen profil par compétition la ko raw gàddu ñoom tamit dañuy am quota mais li des Sénégal ak compétition la opposition dinañ am ci direction générale yi parce que yow yaa am compétence bi ñu jox la ko nga liggéey ko donc ñun ñëwuñu di parparloo dañu ñëw pour liggéey Sénégal jële ko ci fii yóbbu ko fee élection yi à partir de falu na décret yi njëkk a génn mooy élection yi nga xam ne mooy am en 2024 keneen dinañu nommer tout de suite ki nga xam ne moo koy organiser nga xam ne ñëpp dañuy dem liggéey xam ne kooku koy organiser incha allah du parparlu ku ko mérité la te du man maa koy tànn damay woo waa opposition pouvoir ñu tànn ki nga xam ne dal na seen xel ñu teg ko fa moom mooy organiser élection yi te dafay génn côté day génn ministère de l'intérieur. alors société civile tamit dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy am ci direction générale yi ci PCA yi et cetera parce que tout simplement ñi nga xam ne ñoo nekk ci régime bi nag man awma ci xaar ma yàlla ak kenn ñi ci ëpp samay xarit lañu ñoo jàngandoo lenn rek laa ci bëgg yokk que ne du ma ñëw wax ni ñu ne wéy dafay ñëw pour bàyyi leen non ku ci amoon ay responsabilité mu laaj ñu xayma li nga xam ne moom nga yoroon ñu càmbar li nga xam ne moom nga yoroon su ñu demee ba rendre compte que dafa am loo xam ne da nga ko defoon man professeur Diodj dinañu bind ay décret yoo xam ne daf ñuy permettre suñu mënee enquête ci yow duñu la laal duñu la juger tant que 2024 jotul lii de mooy sama mbëbët te ci kàttanu boo xam ne dinaa ci dox dinaa convaincre ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa àndal ba même su fekkee ne am na ci ñu ci am ay réticence que ne duñu juger kenn dinañu am temps d'enquête de 2019 ba 2024 li ñu am ci information ñu glané teg mais su sama mandat jeexee ñu soog a woot nit ñi di leen juger te ku ci juger doo taxaw ne ma professeur Diodj moo may kii parce que man fekk na bàyyi naa dem naa jublu ci samay tool di bay ak yu nekk samay yeneen activité lii daal laa newoon moom laa bëggoon teg ci loxo ñi nga xam ne ñoo yore film yi dem à travers le monde dem rencontre ji askanu Sénégal pour nee leen kat président Diodj de lii la teg sunu loxo ñun pour ñu ñëw yegge leen ko pour que soo leen ko dégloo ba pare l'essentiel soo leen ci gisee seen bopp rek accepter leen ko jox ko mu jox leen seen i kii ngeen signal ko pour li jëm ci affaire u parrainage bi nga xam ne moo tax ba ñu teg lii ébauche programme la rek mooy dessin bu ndaw programme rek dinañu gën a dugg ci mérite du programme bi lii laa ne woon ma yegg ko askan wi di sàkku ci gars yi ñu déglu ma ci xel ak xalaat jàpp ne jubluwuñu lu dul defar te gëm nañu ne Sénégal mën nañ ko jële fii te ci kàttanu borom bi lii nii su ko sénégalais yi jàppee gis ci seen bopp jàppale ma ba ma falu du ma parparlu du ma def chasse aux sorcières
te nag dinañu def ba ay tubaab di jóge seen réew di ñëw di ut si liggéey Sénégal dès 2023 incha allah lii daal laa ne woon ma yeggee ko askan wi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di rafetlu déglu bi nga xam ne moom la ma waa panel TS 1924 di déglu di leen naan gàcce ngalaama di leen wax ne rafetlu naa liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def te fi ñu ko jàpp fala incha allah Père Gora dina organiser ñun tamit à travers le monde ñi fa nekk ñëpp dinañu organiser nan la ñuy def ba dëkk bu nekk dinañ ci waxaat incha allah dinaa andiwaat beneen film pour que ñu waxaat dëkk bu nekk nan la ñuy organiser ak kan moo yor organisation bi ak nan la ñuy defee dispatching bi pour que ñu mën a dem utal ñu sunu candidat yi nga xam ne moom la ñu soxla donc asalaamaaleykum wa rahmatullah askanu Sénégal